asalaamaaleykum internet enquête 221 ñu ngi ñëw fii tey di leen nuyu indil leen ci émission bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu làmb ñu ñëw nag seet ci un grand consultant boo xamante ne wax dëgg yàlla fu mu waxee ci làmb rek Sénégal ñëpp yëkkati seen loxo muy tonton Pape Dieng. tonton ñu ngi lay nuyu. di la bàyyi nga nuyu ak internet enquête 221. maa ngi lay fay bu baax di kontaan tamit ci ñëw bi nga ñëw pour ñu waxtaan. ndax làmb moom xam nga dafa nekk loo xam ne mooy suñu cosaan di suñu aada. ñu yàgg ko bëgg. buñ daan na ay soxna ak ñu amoon ay ngénte à l'époque. dañ daan làng ñuy bëri. dëgg la. loolu am na mbër yu ci am ay jabar. am ci ay kër am ci ay oto. ndax bu yàgg ba mbëri bu ñu daan bëri dañ leen daan tegal ay car rapide c'est-à-dire bu làmb ji jeexee ñu mun ci liggéey. ndeysaan. waaw ñoom temps ñoom mbay ji jóg loolu moo xewoon. gis nga léegi làmb ji fi mu egg. si waaw làmb dépassé na foofu moom. on parle de 100 millions. kon c'est sérieux. loolu moo tax ku koy def d'abord war nga ko man ba pare am doole. ndax làmb ak doole ànd. ba pare tamit sérieux. sérieux bi nag mu ci ëpp important. surtout. parce que dafay fekk nga nekk xale nekk ci jamono. te xale il faut mu fo. mais nag làmb àndul ak fo. dëgg la. loo ci wàcc rek ci biir maanaam téye sa yaram ak noppal sa xel. boo ko deful rek da ngay am jafe-jafe. ndax dafa nekk loo xam ne maanaam li ñuy wax constance la maanaam loo xam ni dafay cycle buy dem la. dëgg la. mais nag dafa am yu koy yàq. waaw. ji gën a doy waar nag mooy fo. mais papa est-ce que yéen seen jamono xalaatoon ngeen ne làmb dina dem ba egg si fii mu egg tey. xalaatoon nañu ko koy. ba egg tey ci 100 millions mbër tey war a mën a bokk ci ay VIP yoo xamante ne mën nañu sax njort ci mbër mi bokk na ci ñi gën a ëpp alal ci àdduna. waaw loolu mooy sport moo mel noonu. boo seetee boxe ni ñu ko organiser dafa am xaalis. football waxu noppi. te làmb dafa doon po moo xam ne dafay dajale ay nit ñu bari. bu d'abord bu fekkee nit ñu bari ngi ñëw rek léegi am na lu ci nekk. mu am ay mbër yoo xam ni dañ daan bëri daan nañ ci am alal sax mais dañ leen daan exploité. maa ngi fàttaliku mbéy gi combat bi ñu jëkk bëri stade Demba Diop moom ak Robert Diouf ñoo ko bëri 400000 lañ ko fay. mu ne dafa tuuti. te boobu 400000 bëri na. waaw ni ma boo seetee ñiy fay ñëpp ku ci nekk sax 1000 francs. ci stade bi yëpp ay millions la. amuñu lu ñu fay lu dul 400000. man bu bëri bii pare kenn dootuma bëri te moins d'1 million. ndeysaan. ñu commencé ko fay 1 million ay 2 millions ba 3 millions. ay 4 millions peut-être daawul passé 5 millions. te xam nga loolu du yoon. déedéet. mais bu ñu demee bi ci biir nag mu am tamit benn phénomène bu ci ñëw. phénomène laa ko mën a tuddee muy Mohamed Ndao Tyson. waaw. kooku nag moom boo seetee ba seet xaalis bi mu ñëwee fii moo ko indi. ndax ni mu ko indee mooy dafa am sponsor. Sonatel. combat bu muy bëri dafay yóbbu projet tegal leen ko. sans compter li nga xam ne moom la ko promoteur bi fay ñu fay ko 60 millions. est-ce que loolu papa du wund ni que moom moo nekk mbër bi nga xam ne moom moo ñëw nekk intellectuel moo tax mu indi innovation yooyu. non mbër sax yàgg na am intellectuel dafa am chance évoluer ci milieu boo xam ni milieu intellectuel lañ ak ay directeur d'industrie. ku ci mel ni Djibi Ngom ancien ministre ancien directeur national ci service yi ku ci mel ni Pathé Ndiaye nekkoon directeur du port. Djibi Ngom tamit il a été directeur du port. Pikine la dëkk fa la màggee xam nga Pikine ku fa màggee.
dëkk fa fa nga xam làmb léegi bàyyi na làmb mais amul problème. waaw au contraire il a fait beaucoup de réalisations man xam naa ci dara xale yi ñëw topp ci moom. mooy ñiy bëri tey. bu ñu ñëwee ci xale yooyu tey dañu indi benn affiche bu mag muy Eumeu Sène Modou Lo papa combat boobu combat la boo xamante ne revanche la pour Eumeu Sène contre Modou Lo wala dañ ko teg mu nekk un combat pour enjeu wu couronne bi. les deux ñaar yi nga wax yëpp xam nga Eumeu fi mu toll nii nekk roi des arènes te Modou Lo daan ko nga nekk ci xelam nit la rek boo toogee da ngay xalaat ba pare Modou Lo bëri ak Bombardier daan ko mu bëri ak Balla Gaye daan ko ñaari yoon moom mu ñëw daan Balla Gaye daan Bombardier kon dina nekk yi maa ko man ci gis-gis laa la wax de. mais papa est-ce que kon loolu revanche la parce que tey yaa ngi couronne bi kooku yeggagul ci roi des arènes et pourtant yow kooku ñi ko daan ñëpp yaa leen daan. waaw mais affaire yu jom rek xam nga làmb tamit jom a ngi ci. ndax li nga wax man laaj naa ko ni ko ban raison moo tax nga nekk roi des arènes ba pare di bëri ak Modou Lo te mu daanoon la dama gis Zallo bi mu demee drapeau chef de l'état moo ko Yékini daf ko fa daan. ci feefu Yékini mais Yékini bëri na carrière am ba mu jeex bëriwul ak Zallo. te terewu ko dégg bi 15 ans la géré couronne bi. man à sa place du ma bëri bi. damay bàyyi ba Modou Lo am coono bala moo egsi ci man ndax bëri yëpp coono la. mais loo gis tamit am na lu tax xaalis moo doy waar. ndax Eumeu combat bi 130 millions lañ ko ci fay Modou Lo 100 millions. xam nga yow bu doon yow sax boo bañee boo demee seen kër sa yaay def naan la tooñ nga ma. dëgg la ndax lii war nga ko indi ci kër gi. te nag alal pour loolu la. te it lii polo jël bi dëgg la dinañ ko fàttaliku mais alal ji tamit teraanga la. defet bi metti ko munu ko na ma bëree moo baaxul. moo tax ma daan ndax bëre ba dama ñëw war ko jox temps joxama ko temps ma baatare ko ñu daan ma. kon jàng naa ci. te boo gisee ni mu bëree ak Balla Gaye après ak ni mu bëree ak Bombardier nga ak Gris Bordeaux nga xam ne avancé na ci. addina nag noonu la demee parce que moom tamit mënul di dajeeg Modou Lo daan ko te jëlul revanche am loolu ci diggante ay nawle ak ay morom duñ ko nangu. parce que bu rëy la jël. parce que laaj naa ko pourquoi nga bëri bi mënuma bëri bi làmba ñu boole. ma ne ko mënoon ngaa bëri keneen. nga bàyyi ko mu am coono ba la mu egsi ci yow. mu ne ma li bëreel la rek te ñun ay bërikat lañu te carrière te làmb ji day jeex. su ma bëriwul ak moom léegi kañ lay bëri ak moom parce que bu ma bëri ak moom ak léegi am na 5 ans ou 4 ans il a ses raisons. mais papa tey boo xoolee ñoom ñaar bokkuñu parcours. tey Eumeu fi mu jaar ba jot ci couronne bi. ak Modou Lo fi nga xamante ne foofu la jaar ba fi mu toll nii est-ce que enjeu yi ëppul ci côté Eumeu Sène que ci Modou Lo. ñoom naan yëpp parce que Modou Lo même bu jëlul couronne bi ñii daan ñu jël couronne bi daf leen daan parce que dafa daan Eumeu Sène. ñu nawleem la. ku la daan même boo amee couronne te amoo ko sa nawle la. Modou Lo dafa war a bëri ak Eumeu Sène. ndax Modou Lo bu bëreeg Bombardier bëreeg Balla Gaye bëreeg Gris Bordeaux war na mën a bëreeg Eumeu Sène. te bi mu bëreeg Eumeu Sène daf ko daan. Eumeu Sène nag mooy li ma la wax sànq dafa am tâche bu muy effacé ndax loolu dafa am ci sport. nit da lay gagné mu métti la nga ne tôt ou tard damay dajeeg moom ñun Algérie bi mu ñu gagné ci football bi am naa suma copain yoo xam ne dañ ne yàlla nañ dajewaat ak Algérie. dëgg la. ma leen est-ce que wóor na ñu ne ma dañ koy dóor. ndax boobu xalaatuñu sax ni sport ça peut changer à n'importe quel moment donc c'est un enjeu qui est normal parce que ñoom ay xale lañu il faut ñu bëri seen biir et puis bëri bi dañ leen di fay. aspect boobu bu ko négligé. waaw. 100 millions yow tamit loolu xaalis lay. dëgg la foo de. atam loolu tamit pour que daan na ma ak daanu ma loolu yow tamit ak problème mu dëkk bi ni mu mel. kooku da nga koy jël. ba pare nag xam ni bëri moom du toujours day neex du ko la neex ngay dajeel.
ki le boole rek ngay dajeel. dëgg la. donc moi je crois que ñoom ñaar ñëpp juriste certes Eumeu dafa am lu mu yore borom dafa am caq te kee takkul dara. d'accord naa ci loolu. waaye Eumeu tamit bu daanee Modou Lo non seulement dafay bokk ci palmarèsam. et puis dafay effacer défaite bi nga xam ne amoon na ko ci digganteem ak Modou Lo. voilà bu ñu ñëwaatee ci ñoom ñaar seen combat bi ñu bëre woon bii passé gis nañ ne foofu Eumeu dafa indi poids combat bi yàgg mais après daf koo mujjee sonal. parce que dañu dem ba fin wu combat bi après mu lâché fa la ko Modou daal di daane. léegi gis nañ ko aussi ci open press yi passé indiwaat na le même poids. est-ce que du danger si moom. est-ce que du ce que bëre bële passé bëriwul ci yoon mooy li ma la wax boo bëriwul ci yoon da ngay sonn parce que boo dajeeg ndaanaan boo ko bëggee daan da ngay bëri ci yoon boo bëriwul ak yoon rek da ngay sonn bële bëri indi na poids mais li ma la wax sànq rek la dafa xalaatul woon ni bëri bi dafay yàgg foofu la juume. waaw. ndax nawle booy dajeeg moom da nga koy jox cër. xam ne mën ngeen dem sax prolongation moom bi mu ñëw ci làmb ji bëgg ko jeexal si nu mu gën a gaawee Modou Lo jël temps boo seetloo jël na fa ay carton génn na génnaat mais loolu yëpp daf ko doon rek essoufflé pour sonnal ko pour bu demee ba làmb ji des lu tuuti dina fekk moom mu am fraîcheur ndax mi ngi récupéré te Eumeu récupéré wul song na ko plusieurs fois jël na tànkam yëkkati na ko yëpp ay effort la par rapport ak ki nga xam ne dafay jéem a wàcc wala mu jéem a génn wala mu jéem la daan donc moom moo ci sonn Modou Lo xam ne moom tamit Eumeu état bi mu indi ak poids bi mu indi duma ko mën daan ci temps bu tuuti parce que làmb tamit intelligence la je mets du temps dama koy bàyyi moom muy def ay effort man ma koy contrer bu ñu demee ba ci biir day sonn te Eumeu dem nga ba ci biir dafa sonn gis nga ci mujj gi biir bi ni mu doon def. ah oui ndax boobu jax na tàkk ci lu ko Modou Lo attaqué. xam ni jax na tàkk. mais Eumeu bi muy daanu moo ko gënaloon sax continuer bëri bi ndax dafa sonnoon. dëgg la. donc il s'est mal entraîné. mais est-ce que loolu nag il ne risque pas loolu amaat. je ne pense pas. parce que Modou Lo papa dafay jël temps ci ay combat am boo ko xoolee. moom daal expliqué mais contre Balla jëlul temps. waaw le combat n'a pas duré. que nit boo ko bëggee daan da nga koy attaqué. xeex ak moom teg ko lu mu attanul nga daan ko mais booy toogee di xalaat li mu am ak li mu amul rek doo ko daan. waaw mais papa est-ce que foofu nekkul adversaire yi ñoom ñoo divers parce que nag Balla mooy nit koo xam ne du xaar mbër. waaw mooy mu laa la expliqué. Balla parce que man tamit su fekkee damay def dara gis ci ay fay di xool loo xam ni am na maanaam avantage damay def loolu. Balla ni muy bëree loolu moo gën a wóor lu mu ci am jël. ko tàmm na ko. vitesse lay ñëwee ak engagement ak bagaar boo bañee mu jàppale te bu la jàppee day bëri yëpp si dafa mën bëri loolu Eumeu Sène mën na ko Modou Lo mën na ko donc dama ni la Eumeu certes waroon na mën a bëri ak Modou Lo puisque Modou Lo daf ko daan mais bu bàyyi bu carrière am jeexee te bëriwul ak Modou Lo dafay am tâche parce que làmb tamit affaire u njàmbaar a ngi ci ak nawle ndax dañuy daje ci xew yi di daje ci événement yi di gisante ku ci nekk bëgg nga boo gisee sa moroom nga woon ko ne man maay champion bi. parce que làmb dafa doy waar ah. ce n'est pas du sax ci biir terrain bi de même dans la vie. dañuy daje ci ay cérémonie. waaw nag dégg naa defet boo ko amee dalay topp ba tàkkusaan ba di dellu si waat. mais doo ko fàtte. waaw defetu Sénégal bi lu mu la def. ba tey maa ngi koy. wóor na ma ni ba léegi jeexagul. déedéet defet noonu la mel nag. boo yeewoo day metti sa nelaw day doy waar booy lekk sax dafay doy waar sport moo mel noonu défaite ak victoire dafa am grande différence gis nga bu Sénégal gagné woon coupe d'Afrique bu mu am lu bari lu fi soppeeku. dëgg la. donc défaite moom il faut nga am ko surtout loo xam ne da nga ci am gain nee naa la bul fàtte gain bi bi nga xëyee da nga dem liggéeyi da la yóbbu ci liggéeyukaay ba teraanga la boo xam ne boo ko fa jëlee da nga koy jëriñoo wala nga yóbbu ko seen kër. waaye léegi bu ñu la joxee ci loolu 10 fois plus ou 100 fois plus da ngay bañ ni kii nu ma bëree ma. booy dee sax da ngay bëri ji sa yaay la naan boo demul ma takk sama sër bi dem bëri ji. dëgg la papa bu ñu dellu siwaatee ci Modou Lo défaite bi nga xam ne moom la jógee ci Balla Gaye ak ni mu ko daanee. ban impact la mën a am ci combat bii mu jëm. dara da koy motiver. pourtant keroog Eumeu Sène am na sax baat bu mu ko ci tuddal. te xaw na niru ni comme si que daf ko déstabiliser ba mu mer ci. non dafa énervé peut-être il est nerveux
te gis nga une défaite man d'accord ma sax ci défaite humiliante une défaite est une défaite. sport bi da nga ciy gis VAR bi def ci loo xam ne doo ci ànd. mais défaite la. Modou Lo keroog bi muy daan Lac de Guiers numéro 2 décision arbitrale la am na ci àndu ñu bëri ànduñu ci moom lañ jox victoire parce que sport moo mel noonu. donc man gisuma ci défaite boobu dara loo xam ne rek dina wàññi Modou Lo au contraire daf koy motiver parce que défaite ba la ko jox moo ko def parce que bëri bi dafa am fa xam ne boo fa eggee nga daanu rek moo gën ndax boo bañee daanu bi day gën a ñaaw làmb noonu la mel xam nga keroog am na moment boo xam ne wàcc na ci suuf mais jom ji mu am moo tax mu continuer bëri bi te boobu sonn na ndax fi mu nekk ci bëri bi parce que bëri dafa am position boo xam ne rek boo ci duggee rek da ngay sonn boo xasee ba dugg ci nit jël di bëgg a jël ay tànkam mu jàppale ci suuf njett la genou wàcc nga wàcc ci suuf foofu diggante suuf ngay nekk ak genou day metti pour nga jóg ndax poids bee tax ci la ko bal jëlee tourné ko jàpp yëkkati wëñ ca na mu bañee jël ba rek moo tax jël ba ñaaw ndax gis nga ëmma bi muy bëreeg moom am na fa xam ne ba fa egg ëmma da ngay danaa sax ëmma moo tëddal boppam parce que boobu sonn na xam na lu mu def day gën a metti dafa tëdd papa couronne bi mi ngi en jeu est-ce que nag du danger ci ñoom ñaar ndax kii bëgg préserver couronne bi kii bëgg kut ku kut jot ci couronne bi parce que Modou Lo ku nekk xam na ni parcours am li ci des mooy couronne. L'enjeu est de taille mais pour les deux côtés sama nanguwuma enjeu bi nekk fenn parce que Modou Lo boo ko noonu ëmb da lay daan dee ko gënal ëmb boo ko noonu Modou Lo da lay daan jaral na ko xaru ndax bëri bi moo toll foofu ndax nee naa la Modou Lo même bu amul couronne succès bi ñu am couronne bi am la am qualité yi am ñu am couronne bi am la am li ñu ko ëppee avantage rek mooy ñoo ko ëpp poids mais bu yemoon ak ñoom poids soo matul mooy doon moo jël couronne bi malheureusement sport moom morphologie bi nga am rek ngay indi mais Modou xam nga réyul torop déedéet li mu la surtout sax bariwul li mu léppee bariwul man su ma daje moom dama ko ne xanaa man danga may jaaxal parce que man dafa mel ne yow laay du ma yow laay gis ci làmb ji ngay bu dee ponkal yi di reyanteeg ñoom ak ñu respecté la dafa am lu mu gëm te nag gëm-gëm xam nga ci lépp daf lay yóbbu fu sori dëgg la ne dafay gëm boppam te dafa gëm boppam dafa xam li mu yore lan la xale bu ndaw bu juddoogul ñu lay fay ay 100 millions ak fa nga jóge ak fi nga egsi dafa am conscience ci loolu défaite bi mu am contre Balla Gaye du ko démotiver de du ko xalaatu sax défaite ba fàtte na ko ndax am na mentalité boobu mentalité bi mu am moo ko indi niveau bi mu toll la il est fort mentalement loolu du ko découragé de bu ko xalaat de papa bu ñu ñëwee ci couronne bi am na coow bu ci am mooy maanaam CNG wax na ni ñoom depuis Manga la ñu gëj a reconnaître roi des arènes et pourtant le titre mi ngi continuer di succéder tey ba ñëw ci loxo Eumeu Sène kon ban comparaison la ñu mën a def ci loolu. comparaison bi mooy c'est la presse est forte la presse est plus forte que le CNG CNG mënuñu concevoir loo xam ni dañ koy jox nit te amul compétition c'est-à-dire une compétition entre eux ñu bëri seen biir Manga bi ñu koy jox couronne bi dañu tegoon compétition même bu dee 4 lutteurs sax peut-être à l'époque les plus célèbres ils ont bëri nañ seen biir ba Manga def finale ak Mor Fadam première édition bi ñu def match nul deuxième édition bi mu daan Mor Fadam boobu sax au moins même bu dee 4 am na tournoi ñu désigné ko roi des arènes mais depuis lors bañ ci jógee promoteurs yi nga xam ne ñooy organiser seeni combat ñoom ñooy dem di jël diw ak diw ni dañuy bëri le CNG n'a pas à consentir le CNG bi di organiser dafa ñëw pour développer ak pour organiser ndax làmb il faut ñu organiser ko ñu ko organiser wul anarchie lay doon ñu confier ko ay nit ñoo xam ni dañ koy organiser mais organisation boobu ñoom am na temps daan nañu teg ay mise
quand les mises étaient normales, c'est-à-dire pas excessives daan nañ teg mais bi ñu demee ba quand on parle de millions parce que organisateurs yi seeti nañu sponsors yi waxtaan ak ñoom ñun dinañ participer avec des centaines de millions ñu ciy fay mbër yi di ci organiser ay combats mais bi sponsors yi demee ba arrêté l'affaire bi arrêté donc y a pas d'argent léegi promoteurs yi seen bopp continuer di organiser seen combat selon leurs moyens en payant les frais et taxes loolu moo tax mu nekk ni làmb ji am peut-être am na progrès bu mag a mag a mag a mag mais sponsors yi nga xam ne dañ ci bokkoon te bokkatuñ ci tamit dafa am lu bari luñ ci wàññi. ndax li ñu daan indi dafa am solo donc yooyu yëpp dafa nekk ay phénomènes yoo xam ni roi des arènes bi presse bi moo koy wax CNG bi reconnaître ko mais elle est tellement forte la rumeur que léegi def nañ ko loo xam ni dafa comme si c'est officiel ou c'est permis par le CNG ndax couronne bee tax. waaw mais papa est-ce que jotul aussi tamit CNG ñu ñëw dugal seen loxo ci loolu parce que dafa mel ni dafa am duo bu am ci seen biir ndax bu CNG reconnaître roi des arènes te presse bi ñëw jël benn nit tuddee ko roi des arènes muy dox ak titre boobu ba keroog ñu koy daan te gis nañu léegi li foqati roi des arènes ci loxo nit dafa yomb torop est-ce que jotul nag ngeen jëlaat yëf yi en main. waaw mais xam nga ki nekk ci kaw c'est-à-dire ki daan ki détenir couronne bi même bu fekkee c'est pas officiel au niveau du CNG lamb dafa yàgg am drapeau mais li ma la wax rek bu promoteur yi ñëwee drapeau am na mais bëreetul mais bu njëkk ba drapeau moo amoon ku jël drapeau bi mooy champion bi te ni ngay jëlee drapeau bi mooy daan ki ko yore moo da nga ko mën jëlee ki ko yore boo ko daanee rek champion la léegi CNG mënul comprendre que nga daan benn nit rek nekk champion par rapport ak ñeneen ñi nga xam ni li ñu daan yow daanoo ko wala ñu daan yow daanoo ko xam nga tamit dafa doy waar moo tax ñoom reconnaître uñ ko ndax boo seetee li ñu waroon def mooy def tournoi seet les 8 meilleurs ou parmi les 8 meilleurs ñu tegal ñu bëri ñoom seen biir si la faut ñu def ko en poule comme classé ki yooyu ñu bëri bu ñu bëree ñi qualifié ñëw daje demi-finale ak finale ñu mën a génne champion bi mais loolu mënoo leen bëriloo sans xaalis. waaw papa ku mel ni Yékini ak parcours bi mu am yëpp te CNG reconnaître ko roi des arènes. moom daal expliqué na la reconnaître bi opinion moo ëpp doole reconnaissance. mais pourtant bu ñu xoolee parcours bu Manga war nañ koo mën a comparer mu jege loolu ak bu Yékini ndax Yékini tamit bëri na ñu mu daan demoon ba presse bi sax tuddee ko le seigneur des arènes. waaw mais époque yooyu dul benn. waaw mais Manga véritable champion la. moo ko Yékini ba leen doon tegal kan moo raw sa morom da nga leen di mën a yemale rek mais mënoo génn kenn bàyyi kenn parce que Manga champion la da ngay xale fekk woo carrière am. mu Yékini bokk na sax ni ñuy bëri moom ni Balla Gaye di bëree lay bëri xam nga lu ñu benn. Manga ni Balla Gaye di bëree lay bëri la même chose. il attaque mën a bëri mën a xeex am doole ñime donc Manga c'est malheureux carrière am boo ko fekkoon xam ni c'est un grand champion du benn loolu moo tax man la ñoom ñaar ba leen di comparer xanaa nga mettre leen au même niveau parce que Manga autant fugg lay bëri ak puissance Yékini intelligence lay bëri bokkuñu Yékini da lay moytu ba daan la ci fin de carrière rek la commencé à attaquer Balla Gaye 2 la attaqué ak Lac de Guiers numéro 1 ci laa xamee ne kon carrière bi jeex na durant toute sa carrière da lay xaar ak koo mënti dem da lay provoqué ba pare xaar la comme ni Robert daan bëree donc bokkuñu ni daan bëree. Manga c'est l'étoffe d'un champion. Il crée le spectacle, il attaque, il lutte et il gagne. C'est un grand champion. Kii nag moom dafay taxaw di la calculer ci intelligence bi mu am
léegi ci yow li ngay bëree mu xam naka la li nga mën naka la koy moytoo fa nga faible mu exploité ko ba pare jox bëri bi temps mais comme je te dis la première fois ma gis mu def ko c'est contre Balla Gaye moo tax mu gisee dama ko ne pourquoi nga attaqué daawoo attaqué j'ai toujours attendu dafa mel ni dañ la xam tal te yow Balla Gaye yow yaa jël def conférence yaa def point de presse dans un hôtel de la place woo ñëpp man keroog bi ma ñëwee dama ne lan ngay doy nit ñi dama bëgg ñu jox ma Balla Gaye moo ko laaj de mun ma ndax ama question buy posé mën na ko déedéet mais ñu daje ma nag moom feneen mën na ko xam lan moo ma jaaxal yow pourquoi ngay laaj Balla Gaye mënuma non parce que presse bi ñoo koy coow dëkk bi yëpp moom lañ bëgg mais mën na ko yaay roi waaye parce que papa jamono boobu noonu Balla Gaye desoon ci parcours am. waaw mais na ko Balla Gaye laaj pourquoi moom ma koy laaj. bon papa nag dafa am loo wax sànq. ci sa biir wax jom ji. waaw mais fa mu egg xanaa jom ba la nga ko wane da nga koy won koo xam ne fa mu egg fa nga egg na fa. man du ma nekk roi des arènes di laaj kenn mooy li ma la wax jikko ji mooy li ñu doon wax sànq jikko koy def loolu nit. mais Balla Gaye mii ñëw kay moom mooy fekk si man duma wane ne dama ko bëgg pour lan may woo point de presse naan damay bëre ak Balla Gaye dama raw ko ci làmb yi te ci man lay ñëw du ma la sax xalaat damay dem toppatoo xam ne yaa ngi ñëw ma préparé xaar la mais du ma wax sax ni damay bëre ak yow ndax loolu boo ko waxee ay mbokkam jóg gis nga erreur yi mu def ci communication bi loolu yëpp bëgg bëreeg Balla Gaye kut moo ko teg ndax bi mu bëreeg moom boo seetee àndul sax ak dal du ma ne àndul ak sa ko mais àndul ak dal bëri ba dalu ci avant bëri bi dalu ci bu bëri ba jeexee tamit gis nga seen déclaration yi donc dafa fekk mu nekk en fin de carrière mais bu fekkee nekkuloon en fin de carrière bëri ak Balla Gaye du demee noonu parce que la mu jéem yëpp sottiwul nga xam ne kon doole keroog doole la manqué Balla ko ëpp doole ndax bu fekkoon te jamono yi muy nekk ci dëgg ndëndëm la su bëreeg Balla pour Balla daan ko dina difficile mais bi ko Balla di daan Balla xam ne moom xam nga Balla tamit il est intelligent dégg nga mu toog ak moom ni ko heure bii sa jàkka jël la waroon fekk fii yow xam nga li ma la wax da nga war a sol mbaxane jël sa kurus ak sa der ak sa satala dem toog ci booru jàkka ja ndax xam nga li ma la wax ndax xam nga ne yow yaa ñu mag fuuf dëgg la war na ko magi entre 8 ans ba 10 ans loolu bari na ci sport nga am encore 40 ans xale bi am ay 26 ans ay 28 ans 12 ans de différence dafa fekk say yàq commencé di xam nga di sonn loolu moo tax man la Manga ak Yékini à mon avis fekk naa seen carrière ñoom ñaar ñëpp mais je ne peux pas élever l'un et laisser l'autre ils sont sur les mêmes pieds d'égalité. Voilà papa bu ñu ñëwee ci ñu ngi jëm ci jeexitalu émission bi ñu ñëw ci actualité bi moom mooy wàllu verdict bi dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak Boy Niang combat bi ñu jógee wax nañu ne CNG jox na Lac de Guiers 2 victoire wante ñëw nañu ne déedéet CNG joxewul victoire fu yëf yooyu toll. ah man de gisaguma dara lu officiel lu ñu bind dégg naa ko rek CNG envoyé na correspondance ñaari écuries yi wax leen résultat yi tey tamit gis naa ci presse bi ni Pape Boy Niang nee na du def appel mais loolu yëpp c'est la presse en tout cas liiruma dara lu officiel loo xam ne CNG bi génn na ko pour mun a confirmer loolu rumeur bu am la xaw ma ndax elle est fondée ou elle n'est pas fondée mais en tout cas xam naa ni rumeur la donc loolu moo tax pour wax ci dafay doy waar. làmb ja nag dem naa fa seetaan naa ko. ñoom am na résultat bu ñuy joxe am ñu contesté ak ñu contesté wu ñu yóbbu recours bi devant le CNG mu àtte boobu nag lay xaar pour mun a xam ban lecture laa ciy def.